métit dañ ca wéet dañuy ñëw jaar dem mais kenn posé wu fi acte boo xam ne day régler ñun suñu problème maanaam génn nañ ci ndox mi fii nag dañ cee yegg a wax la nuit du 14 août au 15 de 2021 alors que l'autopont était en construction il a plu kenn nelawul l'autopont nous a déversé énormément d'eau il faut le dire bi loolu weesoo on a alerté parce que ci biir ndox mi la ñu nawet ñun daaw bi loolu weesee ñu ne il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises par rapport à cette situation. On a tenu un point de presse ici pour dire que s'il n'y a pas des solutions d'urgence li ñu dund daaw moom la ñuy dundaat ren et c'est arrivé malheureusement bi ñu yeewoo tey ci suba ndox mi bëri lool jóge ci autopont bi taw na ndox bi day jóge ci kaw mais du ndox moomu moo ñu indi lii les eaux qui ruissellent du pont déversoir fii la nag vous voyez mais li am ñoom ñoo ko xam ñun daal li ñu gis daal mooy ne ndox mi moom bëri na bu ngi ci biir kër yi te nit moom nit la mënul nekk jën mënul nekk mbot mënul nekk leneen il faut ñu dund normalement bi ndox mi ñëwee ba léegi nag dunduñu normalement on n'est pas des poissons on n'est pas des crapauds on n'est pas des voilà nit lañu li ñuy soxla ci ndox rek la ñuy soxla pour vivre mais vraiment pas pour habiter définitivement dans de l'eau pompe yi population yi ñoo ko moom pompe yi suñu pompe la gasoil ak essence bi ciy dox ñun ñoo ko jënd waaw am na xale yi ma yónni léegi parce que fële dafa commencé jeex. nu ma gisee nii ces maisons sont sinistrées. mais les maisons sont sinistrées ndox yaa ngi ci biir kër yi boo gisee ndox mi ni mu mel nii nga xam ne daaw le terrain qui est là ndox maa ngi woon encore ci biir depuis daaw. c'est important parce que dañu gis. waaw l'eau est verdâtre. L'eau est verdâtre alors que la pluie date d'aujourd'hui l'eau est verdâtre parce que l'eau de l'année dernière était encore là. Voilà pourquoi lorsqu'il a plu, eh bien ces eaux qui stagnaient ont remonté et ont circulé complètement dans le quartier. Loolu am vraiment maintenant nous avons appelé depuis très longtemps nous avons alerté. waaw dem nañ benn il y a pas de bassin à côté. Le bassin de rétention il doit être à 500 mètres ci kanam. dañ waaw aliment di wetu lycée bi dañ ne woon nañ ñu connecté on nous a posé des problèmes énormes di ñu naan wooy problème de ceci problème de cela et cetera et cetera à côté du dispensaire foofu la bassin bi gën a jege nag buñ ñu connecté woon foofu le problème serait réglé mais léegi waaw problème waaw lu ne daal lañ ñuy wax mais la solution nous attendons l'État on doit sortir de cette situation hein la solution c'est à l'État de la proposer et de la poser et dans les plus brefs délais parce que lii bu nu wéy daaw ba léegi ñu ngi wax bu fekkee ne ni ñu jënd ay motopompe jënd di essence mënoon nañu def canalisation duñ ci woo kenn daañu ko defal suñu bopp mais vous savez tous que canalisation du nit koy def état moo koy def donc on attend l'état xaaruñu keneen l'état mooy canaliser di loolu rek moo ñu mën a génne ci ndox mi hein mais l'autopont nous a posé énormément de problèmes nous avons dit que nous avons payé le plus lourd tribut de la construction de ce pont parce que lu mat ay fukki kër ak nangam dañ leen toj fii ginnaaw mur bi ndax ñu jaarale fii autopont bi ça c'est un lourd tribut ni ñoo xam ne dañu dem dans quelles conditions ils sont partis xale yi fi juddu amoon 30 ans wala 20 et quelques xamuñu feneen fu dul fii li mu leen def ñoom rek ñoo ko xam comme des déportés ou bien des exilés ñu dem feneen neexu leen. J'espère qu'ils ont été indemnisés. J'ai entendu dire mais non les dégâts collatéraux c'est-à-dire ñoom seen bopp nee nañu ni ñu leen indemniser sax baaxul ñoom ñoo ko wax ñëpp dégg ko mais man nee naa la gendarmerie lañ njëkk a gis fii parce que nit ñi dañoo mer dal di jóg taxaw baare yoon bi gendarmerie moo fi jiitu non doorul lacrymogène parce que ñun fii cité enseignant la fële Dakar Marine ay Numadi 1 bu ñu waxee ak suñuy ndaw
daañ ñu dëggal bu ñu ñëpp déggee lañ ne dañu dégager barrage bi ñun suñu bopp parce que dafa am loo xam ne aussi ñun loolu la ñu gëm mais aussi faudrait-il également que ñu ñuy dégg ci suñu waxin ak suñu jëfin loolu moo tax ñu lever barrage bi waaw mais boobu léegi nee naa leen maire bi jaar na fi ñëpp yéeg nañu maire bi li mu wax man du ma ko sax wax waaw du ma ko wax di ngeen ko dégg ñun ay solution la ñuy xaar fii ay actes yu ñu war a poser loolu la ñuy xaar waaw mais li mu wax dina leen ko wax wala ngeen dégg ko feneen en tout cas métti na trop. moo tax ñu ñëw pour massawu leen. jërëjëf bi ñu ko waxee on est très solidaire. parce que xam nañu ne lii fi xew c'est désolant d'autant que bu fekkoon ne loo xam ne lu ñu mënul prévoir la mais nag quand on fait un investissement de 13 milliards pour autopont normalement war nañu mun a am tout ce qui tourne autour des canalisations et lii problème mu canalisation la parce que bassin de rétention bi mu ngi à 300 voire 500 mètres donc bu ñu ko canaliser woon jafe-jafe yii nit ñi am kenn du ko am gouverner c'est prévoir malheureusement confort doomu aadama yi intéressé wu leen confort nit ñi intéressé wu leen ñun nag du ñu état métit lu dong la ñu ci mën ak suñu làmmiñ fi mu mën a yegg bu ñu ñëw ànd ak toute la presse ñu gis li ñu mën a jàppee ay kàcc parce que 700 milliards la ñu wax ne dañ ko def ci ndox mi 700 milliards yooyu tey ku ñëw fii xam ne 700 milliards demul ci Kër Massar ku ñëw fii xam ne ay jafe-jafe ngeen di dund donc ñun nag dañu ñëw rek pour massawu leen li ngeen fi wax it mu metti ñu lool sama xol tooy ci ma jàpp ne nous avons un état criminel parce que 700 milliards investis pour lutter contre les eaux tey jii ay famille ni ngeen ko gisee gis ngeen ci mbedd mi gis ngeen fi ñu toll ñoom bu ñuy dugg ci seen kër am jafe-jafe ndox mi nekk ci seen biir kër les responsables yi ñu santoon liggéey bi ngir faj mbënd mi ils doivent être traduits devant la haute cour de justice pour trahison parce que lii trahison la pour le Sénégal ñu ngi leen di massawu nag et incha allah ñun bu ñu suñu borom joxe li ñuy yóotu képp ku sa loxo duggoon ci liggéey yi jëm ci wàllu inondation dinañu la jaarale ci yoon pour que xaalisu réew mi ñi koy sàcc ñu génne ko ñu ngi leen di massawu nag amuñu lu ñu faje seen rangooñ amuñu lu ñu fompe seen rangooñ ani major amuñu lu ñu fompe seen rangooñ amuñu lu ñu faje seeni soxla waaye am nañu suñu xol ngir ñëw ci seen wet am nañu suñuy tànk ngir ñëw massawu leen moo tax ma leen di jox loo xam ne di ngeen ci mën a jàpp rek pour seen carburant parce que bu fekkee ne yéenay faj seen carburant bopp yéenay wut seeni moto pompe bopp dinaa fexe incha allah bu fi ndox mi desee bu subaa danañ leen indil moto pompe parce que xam naa ne bu ma ko waxee ñoom danañ ko régler te man su ma ko waxee xam nañ ne danañ ko def bu fi ndox mi desee ba suba ñu indil leen moto pompe 800 boo xam ne dina ko manque ci ay heure bu ñu ko deful incha allah ñoom bu ñu ñëwul def si ko bu subaa ñun danañ ko ñëw def mais lii dañu ko participer ci carburant bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm. première taw rek gis nga ni fii ak 6 mois chaque jour nii la chaque jour fii ak 6 mois nii ndoxu daaw ba ndoxu ren nag chaque jour nii nag la waaw bu fekkee nag ñun dunoo bokkul ci Sénégal bokk nan nu ko yëgal mani la bu amul tey may da gis bokk ci première taw tey tey première yaa teg sa bët première taw wala xoolal tànk laa àndal daaw ba ren mënumaa génn sama kër te xam naa ne commencé waat na parce que depuis daaw ba ma gëjee génn la ma lii dal
commencé wax na la même chose noonu lay continuer koy gis gisoo kenn fii de ku fi dëkk xeet la sax dañ leen koy teel a yëgal jël leen ma caméra man maa ko wax man fii politicien bu fi ñëw di nga am lu la naqari bu fa kenn ñëw nii rek bu fa kenn ñëw waaw di ko sant chaque jour di ko gërëm di ko dégg man bañ ñaax ba Sen TV mooy sama télé waaw chaque jour moom laay seetaan bu xasee ba jàll rek man pare naa ci chaque jour nag nii nag su nga fi ndox may jàll ne waa secteur ba juróomi gu sonn ngeen xam ba baale ko seen bopp parce que leen dal moo nu dal ndox ba seen biir kër yi ba seen kaw lal yi moom la ñu organisé ñoom tamit baare ndox mi ba ndox mi jàllatul chaque jour nag nii waaw état daal mu ngi ñuy dig rek waaye dara bu ñu demee ñun jeunes yi sax mënatuñoo liggéey ndax mënuñu liggéey bàyyi suñu waay ñun jeunes yi maire yi ñooy suñuy première dame suñuy papa ñooy suñuy président comprendre ñun dañuy ñàkk jëriñu fii ku fi ñàkkul jëriñu da ngay dee ñàkk jëriñu rek voilà. waaw maire Ngone. maire Ngone. maire Fatou Thioub laa tudd. naka Fatou Thioub laa tudd. Fatou Thioub. waaw. dégg nañu métit wi. waaw. incha allah. dinaa wax Idi. waaw ñu ñëw fi suba. waaw incha allah. ngeen xool lu ngeen soxla. waaw. luñ ci mun a def. waaw. bu ngeen ko waxee incha allah bu dee moto pompe mën nañu leen yónnee. waaw. bu dee carburant danañu leen yónnee. incha allah. incha allah. waaw ngir mu dimbali leen ci lii. ñun ñàkkuñu fu ñu évacuer ndox même pas 200 mètres forêt baa ngi nii waaye état chaque jour loolu la ñuy naxee forêt bi la ñuy def canal dañ ciy def ay bassin dañ ciy def dara ñun nañu envoyé ñu lu ñuy envoyé booy am nañ espace buñ ko mën a évacuer ñun ay jeunes lañ suñu papa yi dañ fay am ay kër ñun luwee wuñu def ñu dara suñu papa yi moom kër yi kon ñun ñoo dëkk fii comprendre nga fi may waxee waaye canal yi mu ñëw fi ñu ñu bàyyi distance bi canalisé wuñ ko lii amul canalisation ñu baare ko ñu baare ko fii amul canalisation moo doon ndox bi du dem waaw kan yi dañ ndax ñoo leen dal moo ñu dal bu ndox mi jàllee ci indi la dem te unité yëpp ndox yi dañoo laalante unité yi yëpp ndox mi benn ndox mi taxaw wala sama soñu ñaay bi boo déggee ko ñu ndox état ñun ñëpp a jom kër yëpp am ndox c'est dommage c'est dommage mais il faut les comprendre am nañu lu leen metti je comprends bu maire Fatou di wax ak dënn maire Fatou Bintou buy wax ak dënn je la comprends parce que di dund ci ndox pendant une dizaine d'années alors que ñu ngi war la taxawuwuñu la lii moom mooy li suñu politiciens yi di def saa su ne et lii nag dafa war a dakk te nag yéen yaay kenn du ko dakkal ku mooy yéen ci seen bopp da ngeen ci am part de responsabilité ñun ndaw ñi jóg nañu boole suñu doole pour que politiciens yi bañ di fooyee réew mi yéen nag maire yi yéen ñu ci mun a jàppale suñu papa yi yéen ñu ci mun a jàppale incha allah bu subaa Idi dana ñëw ak yéen ngeen xool nu ñu ci mun a def bu boobaa ñun ñu taxaw ci suñu bopp ci diggante jullit ak moromam. incha allah amul lenn lu ñu leen ciy laaj nag en retour. man de xam naa may ma tuuti xam naa du ma ni bokk ma ci maire yi de mais maire yi politiciens yi nax man ba ma ko bañ a dal bañ dafa yàgg man dama ko yàgg bañ ñaax ba may changé ma carte coalition laa koy jox ndax rek bañ ko ma dir yóbbaale ma te lu mel nii rek moo ko waral waaw parce que mooy politique mën naa ni boobu temps xanaa aw ma 18 ans ba léegi maa ngi ci ba tey bàyyiwuma ci waaw sama message bi may sànni mooy lan mooy ñun jeunes yi nañ yeewu pont Kër Massar bu bees bi dañ ñu see nax ñëw di ko inauguré bañ ko inauguré pare pont bi ba ci boppam en tant que pont nga defal ko biir Kër Massar yëkkati ay kër pont bi amul ay canal gis nga taw bi mu taw tey yëpp si mbedd yi la jug kër jàmbur yëpp jug na kër jàmbur yëpp jug nañ man sama mag maquette man la day jaay téléphone keroog day dundal njabootam day dundal yor na ay soxnaam yor na njabootam da leen di dundal keroog dañ ko fa ramasse gendarmerie Kër Massar commandant bi jàpp ko si nit kuy daan dooleem nga jàpp ko fa 5 jours xëy suba defeere ko démb lañ ko bàyyi ñun dañoo sonn si commandant Kër Massar dañoo sonn si Macky Sall yàlla na dee. Médina Rassoul quartier Ablaye Diop lac bi ci dëkk 3e lac bi mi ngi fii 3e bassin bi bassin yëpp a daggandoo nag tey man ndox mi tey bi ma ñëwee fii di seet si waa koñ bi ndox mi fii la ma yem ndax ñoo ma yegg sama kaw lal ne ma nu ñuy taawe ngay ñëw ngay tëdd may leen tëdduma ndaxte maa ngi fii ma ne sama kër dafa am ndox waaye bassin yi ba ñu koy gasal xamoon nañ ni lii moo leen ciy fekk
ndax doo bàyyi ba nawet des 1 mois ci kër ci jaboot nga ni da nga koy wàqee nañu bàyyi affaire politique sain parce que lii bañ koy gas xam nañu amuñu benn solution bu ñu ciy def kër yi daawul woon taa sax kër yi mi ngi taa kër yi daawul woon taa sax mi am na ndox tey ah lii pour lan la ñun tamit ay jaboot lañu dëkk ci koñ bi kenn ku ne da ngaa jël sa xaalis jënd sa kër te ay jaboot lañu bu dee ñoom ñi koy gas ñoo daan woon fii la fi ba sapeur ñëw dindi leen sàkkaamala ñun ñi nga xam ne ay tuut tànk lañ yor nañ waxante dëggum gis nga mag gis nga lii ku ci mën dara yuuxul ba fa sabaat yam ndax ñun mënuñoo luye amuñu fu ñu dëkk te jaboot lañu sunu kër yi dong lañu am nañu ñëw dimbali seen lii nga xam ni mooy tooba ñoral su lil yeggut paasut te lii nag ma gis lii ram ci ñeg bi la jëm de nañ wax ak ñoom ñëpp fàq nañu mënoo équipe ñetti 3 lak nga yebal fi fukki nit fu muy pare 3 bassin nga yebal fukki nit fan lay pare ah 3 unité 16 am na benn mi ngi noonu bassin parcelle yi nga xam ne ñun gouvernement bi moo jaay suñu jëkkër yi seeni kër ñu ngi nii kenn ñu ne Parcelles Assainies kenn asseniruñu ñu ngi nii dañoo nekk ci ay ndox suñuy foos toj na suñuy néeg fees na suñu mbedd fees na xamuñu fu ñu jëm Bougane rek la ñu yaakaar ñu ngi lay ñaan nga ñëw wallu suñu ndax ñun sonn nañu ñu ngi yarnu suñuy loxo di yuuxu sonn nañu nga ñëw dimbale ñu walluñu. Depuis 2005 ba léegi ñu ngi ci inondation Macky Sall mës na fee ñëw benn yoon. 2005. Depuis 2005 ba léegi ñu ngi ci inondation donc bi ñu xaaree ba inondation bi jege si pour élection yi di ñëw ñu yaakaar ñun ay xale lañ mën nañ ñoo peeg nous sommes majeurs et vaccinés ay borom kër lañ ay responsable lañ yor kër yor jabar di daw dépense di dund ci ndox bi depuis 2005 ba léegi ñu bàyyi ba élection yi ñëw ñu jàpp suñu koñ bi yëpp gas ko ay pax def ko ay bombe à retard yoo xamante ne explosé na tey dal ci kaw askan bi à tout moment ay bakkan mën nañoo dugg ci biir ndox mi tey dañoo xëy ñu ñëpp ci ndox lañ nekk 6 heures du matin bi muy taw ba midi ba 1 heure 2 heures ñu ngi ci ndox mi ñun nag suñu quartier lañ am waa Wakaam du fi ñëw waa keneen du fi ñëw Bougane mi ñu ngi koy sant di ko gërëm c'est pas la première fois mu fiy teew mais saa yu ñu amee naqar ba la ñoo gis kenn moom la ñuy njëkk a gis Bougane Gueye ñu ngi lay ñaanal boo ko deful woon duñ ko wax donc saa yu ñu amee ay métit Bougane Gueye la ñuy njëkk a gis fii nii ci autorité dëgg rek ku lu xaq wala kaana mu ran man defal ma dara c'est la première fois ma teg ko bët daan naa ko gis nii mu ñëw du ma taxaw wax mais tey dama am lu ma yëg sama biir xol état moo ñu war a jàppale liggéey dëkk bi comme ni ko Bougane Gueye di waxee dañoo war a liggéey suñu dëkk bi yërëm sénégalais yi yërëm doomu aadama yi fi nekk ndax dañoo sonn li ñuy dund ay borom kër lañu yor ay njaboot lii ñu ngi la koy bàyyiloo xel loo ñu si mën a dimbali nga dimbali suñu koñ la ñu am. donc su ma déggee. waaw mooy yéen ndox mi depuis 2005 maanaam 17 ans yéen a ngi ak ndox mi. may leen ma 94 laa dëkk si buun bi may nekk lu ndaw. 94 waaw laa dëkk si buun 2005 ba léegi mosu ñoo jóg ci inondation bi yaay booy yëpp duñ ma bàyyi ma wax man mi maa ngi yor pompe bi fii laa doon fanaan. mais léegi paa bi dafa am lu am solo lu mu wax c'est-à-dire lii du ay bassin. du ay bassin mais ay déeg la. du ay déeg de ay bombe atomique kii doon yu mën a tàkk tout le temps dal ci kaw doomu aadama yi moo def ce que je veux dire mooy ay sorte de lac la. ay genre bassin lañ fi gas mais amul clôture amul dara amul clôture amul ciment amul dara. donc bu feesee day déverser wu ci biir kër yi. avant moo taw fees na parce que tuyau SDE yi ñu toj ci kaw moom moo yëkkati nappe d'eau bi ba mu jóg tey avant moo xiin ñun inondé nañ ñun ci inondation lañ dëkk buy xiin ñuy fees xiin nag laa la wax buy xiin ñuy fees. et 17 ans depuis 17 ans vous vivez ce calvaire. ñu ngi dund lii waaw mais ñoom ils nous ont dit que def nañu 700 milliards ci inondation yu Kër Massar. c'est assez faux loolu ñu lay wax amul. lii depuis 17 ans. 17 ans. parce que ñun fii ñu taxaw sax ndox la. bi mu gasee fii mii ne sunu doom yi bëgg leen a rey ñi nga xam ne ñooy sunu yaakaar yi ëllëg maa ngi yëgal Sénégal képp ku wooteel Macky Sall yaa ngi rey sa njaboot yaa ngi rey say doom yaa ngi rey say sët liggéey amul xale yi bëgg nañoo liggéey amuñu liggéey ñun buun gii Macky Sall damaa yaakaar daa bëgg rey sunu doom yi mais lii du luy baax de Bougane
ñun de ñu ngi ñaan yàlla suñu borom. ban société moo doon. xamuñu leen dañ noo bett. xaw ma CDE la xaw ma CDE la. mais ñoom dañ doon dindi dañ doon yaatal ba. bassin non non dañ ko doon dindi. non dañ doon wax ne bassin la ñuy gasal. dañu waroon def bassin. waaw war ko gas tabax ko. léegi qu'est-ce qui s'est passé comme ça ba ndox mi ñëw ci kër yi. dañ ko tabaxul. bëgg a rey sunu sët yi rek ak sunu doom yi. Macky Sall. mais lii quand même père ça c'est une haute trahison. wala Macky Sall yàgg na noo trahir ñun ñoo yeewul ñun sénégalais yi Macky Sall c'est un vaurien dañu xeexoon ba jël ko dugal ci réew mi dafa woon ni dina jàppale en tant que jeune mais après l'indépendance mais Macky Sall danoo toroxal. yal na ko yàlla toroxal ci barke yonent bi. Bougane suñu xol fees na xam naa ne sa xol fees na lor nanu jërëjëf lor nanu lor nanu yal na suñu àndal jërëjëf massa alors ñii xam nañ ne seen xol fees na boo déggee ñoom ñëpp ñu wax la jeunesse maire yi paa yi ñoom ñëpp da nga leen dégg ñu wax nga xam ne ñii seen xol metti na alors ñun nag lii rek lañ ci mën ñëw fexe ba li nga xam ne moom mooy li ñuy naxe askan wi moo tax may wax ne nañu fexe ba tiiñal kilifa yi parce que dañu yàgg wax ne ñu ngi def ay milliards ci inondation mais ku ñëw fii gis lii ngeen di dund xam ne yéen gisu leen ay milliards parce que lii bu fekkee ne 3 bassins la en fait 3 lacs yu ñu ne woon dañ koy gas def ko ay bassin malheureusement defuñu ci dara ba tey jii gis nga ñun dox nañu presque 300 mètres avant ñuy yegsi ci début bassin bi wallaay ñu ngi leen di masawu bu baax a baax massa leen bu baax ñu ngi leen di masawu jërëjëf papa ñu ngi sant bu baax jërëjëf tëj kaso rek la fi nekkee jërëjëf papa jërëjëf na ma tëj kaso jërëjëf yal na ko yàlla kontaan nañu ñu ngi leen di masawu walaay xam nañ sa xol metti na du ñu ni guléet daal man la Balla Ndoye délégué quartier nord wax dëgg yàlla chaque fois bu suñu bët xonqee suñu gestoo gis la heure bi nga fi ñëw nii wane na ko on a d'énormes problèmes gis nga jàkka ji peut-être seetluwu leen ko mais tey pour nit ñi accéder fa julli sax problème la léegi suñu problème principal mooy quelques artères yoo xam ni daanaka dafa ndox mi daf ko nangu suñu amoon ay motopompe dinañ mën a aspirer foofu déverser ko fii quoi comme ça bi def relais bi jàkka ji moom c'est impraticable fi mu nekk nii bunt bi doo xam fooy jaar boo ñu génnoon fii tuuti tamit foofu même chose problème boobu daal la ñu am boo paree kii bi nii machine bi waa ADM yi dañu désigner ñaari xale du moins ñun ñoo leen tànn nee nañu ñaar ñooñu ñoom dañ leen di fay mais tey bu fekkee tey point bas yi ñu wax noonu am nañu machine pour évacuer ko forcément am na ñaari xale yu fa war a nekk te ñooñu it xam nga au moins bu ñu kiyee ñu mën a teg dara ci seen loxo loolu daal mooy suñu problème bu ñu mënoon daal am quelques machines yu xam ni dinañ mën a tirer indi fii comme ça machine bi moom lu ñëw rek da koy yóbbu machine bi efficace na mais ni ñuy liggéey par intermittence mooy problème bi saa yu ñu commencé évacuer ñee coupé nee nañu fees na dañuy taxaw il faut nga taxaw déversoir la très bien bassin de rétention voilà bassin de rétention la capacité bi xam naa ñi fay verser moo bari mais xale yi am na benn bu ñuy wax ci côté bi nee nañu boobu moom bu ñu déplacer raccord yi yóbbu ko foofu du ñu amati arrêt yooyu quoi loolu la ñuy essayer xool demee ndax daañ ko mën def incha allah une fois encore ñu lay gërëm di la sant ci sa taxawaay wax dëgg yàlla xam nañ ni yow fi ñu teg Aïda Ndeye Ndiaye wax dëgg yàlla tey bu ñu mën a jot ci yow c'est grâce à ñoom ca wax dëgg yàlla ñëw nga fi heure bu nekk nag jàppale nga fi tamit nit ñi ci du nekk wax rek dem li ñu fi gis yëpp c'est des actes concrets yoo fi posé ñu ngi la ciy gërëm di la sant di ñaan yàlla yokk sa teraanga yokk sa sutura vraiment ne content en tout cas ñu ngi leen di sant yéen ñëpp au nom du quartier fii nga xam ne mooy Sotrac ñu ngi lay jaajëfal yow di sant ñi fi nekk ñëpp c'est vrai on a
on a l'habitude de venir ici mais du lu ñu neex parce que gisoo tey bi taw bi amee it li ñu njëkk xalaat mooy ñëw xool leen ci jafe-jafe yi nga xam ne nekk ngeen ko alhamdulillah suñu borom tax na am na benn électropompe bu mag c'est déjà pas mal mais comme li nga wax il faut mu am ay pompes intermédiaires yoo xam ne dina mën a et puis régler également le problème du déversoir donc loolu incha allah danañ ci gën a bàyyi xel et suñu kaddu it fu mu gën a yegg fu mu mate danañu ko fa yeggee loolu dafa nekk ay problèmes majeurs yoo xam ne c'est à un état maire yi mënu ko lijjanti parce que moi je ne suis pas dans la politique politicienne maire yi mënul lijjanti loolu bonne volonté mënu ko état dong moo ko mën kon état moo war a am yërmande ci nit ñi parce que problème yi ngeen di jànkonteel fii ëpp na 15 ans c'est les mêmes problèmes donc je crois que c'est le moment d'interpeller l'État ci programme yi ñu mus a lancé di wax ne dañuy régler les problèmes d'inondation dans la banlieue les centaines de milliards yi ñu mus a wax ne dugal nañ ko ci c'est normal et je crois que yéen population que vous êtes vous réclamez l'audit même de ces centaines de milliards parce que tey on s'est rendu compte que les problèmes demeurent et les solutions manquent donc li ngeen di def mooy dem ci bonne volonté yi comme ni nga ko waxee léegi pour ñu jàppale leen ci en tout cas ñu ngi leen di masawu ci lii nga xam ne dal na tey ci dëkk bi ci Dakaaru sax la ñuy wax fépp ngeen xam ne daal seeni doom seen xarit mu ngi leen di bàyyi xel ci jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel je crois que c'est le lieu de faire le point par rapport à la tournée que nous venons d'effectuer dëngañu Kër Massar ak jafe-jafe yi nga xam ne taw bi indi na ko fi ñu am njaqare am mbetteel am jafe-jafe bokk ak ñoom it tiis wi nga xam ne parce que tiis la bu fekkee ne yaa ngi ci ndox depuis 15 ans ñu gis ay yenn localités yoo xam ne ci ay gox ki goxaan nga xam ne seeni bassin dafa toj ñoom ñu nekk ci biir ndox mi lu ñuy def ci ndox mi la ñu koy defee ñooñu jaaxle nañu tey jii nag fii ñu mujjee di Sotrac yàgg nañu fi ñëw ñoom ñii ay nit lañu ñu bàyyi xel lool kon ñoom it bu situation yu mel nii amee ci ñoom ñun dañuy sol suñu dàll ñëw seet si leen bi ñu ñëwee ren gis nañ ne électromotopompe bi ñu leen waxoon ADM def na ko fi alhamdulillah waaye mbébét bi mooy ay pompe intermédiaire yoo xam ne soxla nañu ko ak déversoir parce que nee nañu suñu pompé ba à un moment dañuy obligé taxaw parce que bassin bi dafay fees parce que bassin bi ñu bari dañ koy utiliser alors donc il urge aujourd'hui jot na ñu xam milliards yu bari yi nga xam ne def nañu ko ci inondation yi ñu ne woon dañu koy saafara fii ci Kër Massar principalement et dans la banlieue en général mais tey jii la waalo gën a ay jafe-jafe yi tey jii la gën a taxaw ñuy interpeller président de la République parce que nag am na loo xam ne ñun mën nañoo am yéene waaye moom rek la ko suñu borom jagleel moom rek moo ci mën a indi solution moom président de la République et te loolu yërmande donc mooy tax mu mën koo def ñu koy ñaan mu gën a yërëm population bu Kër Massar parce que sonn nañu ñu nekk ci ndox ak di jànkanteeg problème mu ndox pendant 15 ans 16 ans voire 17 ans ñooñu am nañu lu leen metti te amuñu beneen solution nit ku liggéey ba retraité wala nit ku liggéey ba am këram bu ko fa ndox fekkee amul feneen fu mu mën a dem foofu rek la mën a toog kon ñu ngi interpeller Macky Sall di ko wax mu am yërmande googu la ñuy sàkku ci moom ci population bu Kër Massar maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf